mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ci gën a fës procès bu Khalifa Babacar Sall ñu daal di koy ubbi niki tey fii ci Ndakaaru waaye dàq ko ba ñetti fan ci weeru janvier ay avocat yu maire bu Dakar li ñu xamle moo di ne dañoo violé article 174 bu code de procédure pénale ndax boobule article dafa xamle ni rek ne avocat yi dañ leen waroon a teel a yëgal ne seen client dañu koy atte loole nag ñu ne moo amul ba tax na tey ñu sàkku ñu ajandi boobule procès avocat yu nguur gi ñoom lu ñu jàpp moo di ne dossier bi ba fu ñu toll nii daanaka lépp moo jaar yoon leneen itam lu ñu rafetlu di ab audience spéciale bi nga xamante ne ci la ñuy àttee Khalifa Sall ñetti fan ci weeru janvier foofule ca palais de justice mbooloo mu takku moom moo fa teewoon tey jii ci suba ay xarit jegenaale ki naataango maire bu Dakar ñoom ñëpp teewoon fa indi fa seen soutien ñu ne it gis nañ fa ci wàllu kaaraange lim bu takkoo takku ci wàllu takk der yoo xamante ne teewoon nañ fa tey ji ci suba professeur Ousseynou Samba xam-xamam màcc ci wàllu droit pénal moom li mu xamle moo dina ay avocat yu Khalifa Sall ñoo am dëgg procureur waroon na leen teel a yëgal mbir yi leneen itam lu mu ci yokk moo dina audience spéciale boobu lee moo gën ci procès bi ndax nag Khalifa Sall du citoyen bu ordinaire ñoom jegeñaale Khalifa Sall tey ji ngoon janook taskatu xibaar yi li ñu xamle moo ne dinañu def seen kéem kattan ba Ousmane Tanor Dieng abal leen ci biir parti socialiste xeex bi sumb nañu ko xaat ñu ne nag dinañu dem ca Kaolack ngir rek bokk ci njaayum carte de membre yi soxal boobu les formations politiques dinañu dem itam ca Kayar foofee jën gis ko fa daanaka jafe na lool nappkat yi ne leen indil ay jafe-jafe di wër gi nga xamante ne dañu koy wër pétrole ak gaz ci géej googu leen ndax jumtuwaay yu ñu fay jëfandikoo moo tax ba jën yi daal di daw kees yu booy jamono ji ñu ngi koy wecceekoo juróom-ñetti junni ñu wax itam ci wàllu njàng mekk njàngale mi ak professeur Ibrahima Thioub mi nga xamante ne tabb nañ ko ci ab grade docteur honoris causa moom recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar ñu rafetlu liggéey gi nga xamante ne def na ko ci département bu histoire dinañ ci ànd ak suñu natango Ibrahima Camara mbokk yi ponk yaa ngoog nes tuut ñu yaatal ko. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi ni ñu ko junjee doore ko lu soxal wàllu Khalifa Sall ak procès bi nga xamante ne ubbi nañ ko tey ji ci suba fii ci Ndakaaru ñu daal di koy dàq nag ba ñetti fan ci weeru janvier boobu le procès ci ab audience spéciale la ñu koy àttee moom Khalifa Sall moom kese duñ ko booleek ñeneen loole nag dogal la boo xamante ne tribunal jël na ko ginnaaw bi ay avocat am sàkko ngir rek ñu daal di ajandi procès bi ndax ñoom li waroon procureur def ko di teel leen yëgal ne seeni client dañu koy àtte maître El Hadji Diouf ak ñi mu àndal ne dañoo violé article 174 bu code de procédure pénale moom maître El Hadji Diouf dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. président yëndul article 174 mooy article téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent bu code de procédure pénale bi nga xam ne mooy wone atte ni mi jaaree Sénégal ndax buñ bindee loo xam ne du chinois du hollandais du portugais français langue officielle du Sénégal lañ ko bindee ni tant que avocat ki ñu war a atte jotul këyit bu wane ne dañu atte client am atte mënul am moo tax juge bi ne ko damay renvoyer d'office ba procureur def li waroon def ci defu ko procureur dafa jalgati yoon foofu te comme jalgati na yoon maa ngi koy ñaan mu topp yoon na ñëwaat ci yoon mooy nga yëgal avocat yi ne bis sàngam la ñuy àttee Khalifa tant que defoo ko rek man mënu ma tax jéem a wax ci biir Khalifa yoon mayuma ma àtte Khalifa moo tax tey mooy ndam lu rëy bu njëkk bu Khalifa Ababacar am ci ay noonam ci ñu ko bëgg a mugal. procureur li mu waroon a defu ko ci mbir moomule loolee it di gis-gisu professeur Ousseynou Samba di professeur en droit pénal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee na procureur waroon na teel a yëgal ay avocat wu Khalifa Sall ne enrôlé nañu dossier wu ki nga xamante ne moom moo di seen client ba tax na dañu koy àtte defu ko mu ne loolee du yoon audience spéciale bi nga xamante ne tribunal jàpp na ne ci la ñu koy àtte loolee moom rafetlu na ko ndax jàpp na ne Khalifa Sall du citoyen bu ordinaire moom professeur Ousseynou Samba moo nekkoon ganub xibaaru benn waxtu yi dañu koy teewlu ak Chérif Dia.
li ñu ko dàqee dàq bi yoon la parce que yoon dafa ne bu fekkee ne procureur de la république bi saisiroon juge d'instruction pour mu def instruction juge bi instruit na ba pare ba jàpp ne ku ñuy topp war nañ ko mën a yóbbu ci këru àttekaay bi ñu àtte ko procureur de la république moom moo war a jàpp ban jour lañ koy àtte jàpp ci ban tribunal ak ban salle d'audience mais su ko defee ba pare dafa war a informer ñi nga xam ne mooy layool ki muy topp pour que ñooñu aussi mu mën a préparer wu. xam nga li ñuy wax le respect des droits de la défense mooy nit ki nga may ko mu nekk ci condition yu mu défendre boppam yow mi koy topp da nga pare parce que yaay jàpp jour bi nga bëgg kon pare nga donc moom mi ngay topp aussi may ko mu pare jox ko délai boo xam diir boo xam ne bu ñëwee dina préparer wu ngeen mën a jàkkaarloo jaamaarloo parce que tribunal nag jaamaarloo la audience spéciale bi loolu mooy intérêt bi parce que Khalifa Sall comme ni ma ko waxee sànq du sénégalais entre guillemets du citoyen ordinaire parce que ki ngay topp maire Dakar la ki ngay topp député la encore ki ngay topp homme politique la kooku soo ko bëggee topp comme ni ngay toppee ku sàcc ku dóor wala ku tux yàmba xel da ciy tey moo tax li juge bi jàpp ne affaire Khalifa Sall audience spéciale lañ ko war a juger vraiment loolu lu ñuy rafetlu la. député non inscrits yi ñoom it tey ji ci suba ña nga woon ci assemblée ña nga woon ngeen baal ma ca palais de justice ñëwoon rek jàppale ki nga xamante ne moom moo di seen natango Khalifa Babacar Sall ñu ne nag gis nañu ko te li ñu jàpp moo di ne xel mu dal daal di amee ndax jàpp nañ ne li ñu koy tuumaal du dara loo xamante ne def na ko wàllu politique daal moom moo ko lal dañ ci ànd ak Alassane Ba Pape Sangone Mbaye. tey jafe na torop fii ci palais de justice jafe sax ngir def interview ci kanamu palais bi police jàpp ne ngir mesure de sécurité la faaw nag ñu déplacer député yi ngir mën a am ak ñoom ab interview ñoom ñi la ñëw andi njàppanal seen collègue Khalifa Sall. li ñu fi indi tey jii mooy gis ngeen yéen ñëpp Sénégal yëpp ni depuis début affaire Khalifa Sall amul benn yoon boo xamee ni rek procédure bi régulière na ci biir assemblée nationale jaay nañ ko fa doole wëlbati constitution bi dëggaate li nga xam ne mooy règlement intérieur de assemblée nationale ba tey jii mu ñëw fii ni mu ñu wéewoon ni deful waxul noonu la ñu ñëwee tey jii ànd ak li nga xamee ni mooy mandarga gi que Sénégalais yi jox parce que jusqu'à preuve du contraire Khalifa Sall député la investi de la confiance des citoyens loolu moo tax ñu ñëw taxaw kii tey fësal jàppale gi ñu koy jàppale fësal aussi ànd gi ñu ànd ak état de droit. Maître Madické Niang jot na sax jox loxo kii di Khalifa Sall ñoom ñëpp jàpp nañ ne ki ñu gis xelam dafa dal. Khalifa xam ngeen yéen ñëpp xam ngeen ni kilifa la doomu jullit la citoyen la te ku gëm boppam la te wér na que ni ci ay tappale rek lañ ko indee fii wér na que aussi ci jaay doole lañ ko indi mais nag fen lu mu teel xëy dëgg gu biddanti dina ko raw loolu moo tax il faut que mu taxawal boppam mais taxawal Sénégal taxawal fulla ak fayda taxawal ngor ak jub taxawal li nga xamee ne mooy tax Sénégal di fier parce que li am solo ba am solo mooy dañoo war a xam ni réew mii ñun ñëpp ñoo ci yem képp te bu ñu nee yem képp surtout ci bërëbu àtte yi lañ ko gën a soxla te mënuñoo jël kilifa gu toll na Khalifa bëgg a jaar ci moom yàq réew mi foog mu taxawal sénégalais yi foog mu wan leen ni am na yéene am na pas-pas te dëgër na te déjà ni ñu ko gis yëpp il est en pleine forme. audience bi ci salle 3 bu palais de justice la amee xat loolu nag ngir mën a contenir ñii ñëwoon teew si procès bi journalistes yi daanaka sax ñi ci ëpp jotuñu dugg. ginnaaw bi ñu dàqee nag procès bi ba ñetti fan ci weeru janvier atub 2018 Khalifa Sall jóg reetaan taalal loxo ay jegeñaalem ak i xaritam won leen gannaaw dox ndànk nag génn saal wi. Bamba Fall Thierno Bocoum Hélène Tine ñoom it ña nga woon ca palais de justice li ñu jàpp moo di ne mbir yi politique moom moo ko lal waaye am nañu yaakaar ni dëgg moom lu mu yàgg-yàgg dina mës a feeñ ñoom it dañ leen di teewlu ak Aminata Mbariso. Khalifa Sall tey newuñu woon tribunal seeraas la ñu nekkoon abattoir la ñu nekkoon. Khalifa Sall daa servir Sénégal servir Dakar bañ def ko président maire yi nga xam ni ñoo ne ci Afrique yëpp kon boog tey ñëpp xam nañ ni du procès sàcc ndax bu doon procès sàcc liñ ko jiiñ 1 milliard 800 joxe nañu valeur bu 2 milliards ñu duñ ko laal tey boo jëloon banque mondiale yëpp ak BCEAO jox leen tamit duñu ko jël ndax soxlawuñu xaalis Khalifa la ñu soxla. donc def nañu tout pour organiser procès bi pour tout simplement fexe ba Khalifa Sall ñu daal di koy tëj. fexe ba Khalifa Sall ñu daal di koy empêcher mu nekk candidat. mbirum caisse d'avance bi nekk na loo xam ne nekk na lu doy waar may fàttali waa Sénégal ne Macky Sall mii tey joxe rapport IGE boobu nekkoon na fi ministre de l'intérieur chargé des collectivités locales ca jamono jooju maire Dakar bi mu ngi yoroon caisse d'avance boobu mosu cee wax nekkoon na fi premier ministre caisse d'avance boobu mu nga fa mosu caa wax. toog na ba tey ñun bëgg nañ lépp leer ñun dañoo bëgg sénégalais bu ñu teg dërëm sa loxo nga liggéey ko ba mu dem ci askan bi
waaye nag bu ñu xajji ak seen kumba am ndey kumba amul ndey dafa doy waar. Sénégal na nga am jom Khalifa mi deful kenn dara ana maire de Ndioum ana monsieur Anne maire de Ndioum alors ana ki nga xam ne moom mooy diriger l'office des postes monsieur Dia mais léegi nii ana Aliou Sall Rakou Macky ndey ak baay kon liñ fi war a wax ci dëkk bi du Khalifa mi. ñii mënuñu toog di duubal ay milliards ñeneen ñi ñu leen di jiiñ loo xam ne dañ ko fa fekk ca jamonoy maam ya ba léegi ñuy wax Macky Sall ne ñu ngi décembre jamonoy Noël xam ngeen Hérode mooy buur ba newoon foofa ca jamono jooju nga xam ne ca la Jésus juddu ba mu déggee ne am na xale bu juddu mu ne nañ ko liquider nañu rey xale yu góor ya ca gox ba yëpp ndax bëggul kenn ku ko wuutu yàlla wone na ne pexe suñu borom benn doomu aadama mënu ko déggu. xeex bi ñaari wàll la benn bi mooy au plan juridique ak judiciaire suñuy avocat ak ñi nekk ci kaso bi nañ waxtaan ñoom seen biir xool nu ñuy doxalee seen liggéey ñun aussi gis ngeen tey niñ taxawee ñun politiciens yi militants yi sympathisants yi am de jàmm yi mbokk yi ñëpp tey génn nañ taxaw te ëllëg aussi le 3 dañu koy commencé tey lañ koy commencé jëmale ko le 3 kenn du dem fenn kenn du tukki kenn du Noël kenn du 31 décembre le 3 au tribunal à 8 heures. weesoo way politique yi mbooloo mu takku mu nga woon tey ca palais de justice ni ngeen ko gisee ci image yi mbokk xarit ak jege ñaale Khalifa Sall waaye itam ci wàllu tasum xibaar moo xam ñi bàyyi ko fii ci réew mi ak jóge feneen ca biti réew ñoom ñëwoon nañu bëgg a teewee rek procès bi nga xamante ne jàpp nañ ne lu am solo la dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow Pape Sangoni Mbaye bi ñu war a ubbee procès kii di Khalifa Sall di maire bu Ndakaaru palais de justice bu Ndakaaru nii lee la bindeewoo mbooloo mu takku war bërëb bi nga xam ni fii la ñu war a jugé Khalifa Sall mbooloo mu takku moomulee ay jigéen ak i góor ñoom ñëpp dañoo ran ñëpp nag bëgg dugg ci biir salle 3 foofee nga xam ni foofu la ñu waraloon amee procès bile. ci seen kanam force de l'ordre yu takku ay policiers yéeg ci seen camionnette di surveiller ñenn ñi nga xam ni dañoo bëgg a def naka sudul noonu ci mujjantal ga dara xewul ca palais de justice waaye mbooloo mu takku teewoon na fa. sécurité bi tamit matoon na sëkk ci fépp foo bëgg a génn ngir dem ci palais de justice fekk fa ay policiers ak ay barrières lañ fa érigé même yeneen sénégalais yi nga xam ne dañuy ñëwoon palais de justice ngir yeneeni soxla jafe woon na loolu ci ñoom ngir ñu accéder ci biir tribunal bi le Aminata Mbaare Sow Khalifa Sall nag ci fàttali juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 bi lañu ko jàppoon toppee ko nag luubal koppar soxal caisse d'avance boobule ca mairie bu Ndakaaru procédure bi nag fi mu tàmbalee ba fi mu yegg si jàpp leen ne ay avocat am daanaka pexe wu nekk def nañ ko ngir mu am liberté provisoire wala bokk ñu annuler procédure bi ba ci caution bi ñu mujj déposé ñu bañal leen ko loolee yëpp bokk na ci mbirub Khalifa Sall. Alassane Ba moom moo ci dellu si. lépp tàmbali ci rapport bu inspection générale d'État ay njuñ njaaj yu ñu gis nag ci yorinu caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru diggante 2011 ak 2015 procureur de la République mi nga xamante ni mooy maître des poursuites bëgg ci lu ko leer Khalifa Sall mi nga xamante ni moo nekk en fonction depuis 2009 war a andi nag ay explication ci li ni mel mu di ab tàmbali procédure judiciaire ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub février atub 2017 maire bu Ndakaaru ñu woolu ko fale ca dikk ay acteurs yu bokk ci langum politique beek jegeñaale Khalifa Sall def déplacement ñoom ñëpp nag ñuy wax ne acharnement la daanaka xeex wi ci wàllu politique tàmbali na juróom benni fan ci weerub mars Khalifa Sall ak i ñoñam amal ab conférence de presse ñu gis ne nag fausse facture wi ñuy wax ak yi ni mel lépp ay wax la rek li ñu bëgg mooy liquider ab adversaire politique ci atub 2019. mani ñi sooke lii ñiy wax ci lii ku bëgg na ñëw dem CREI. ci ndajeb bi ni mel sax ñu am si ab soutien de taille mu di njiitalu Moustarchidine yi ci conférence de presse boobule sax la kii di maire bu Ndakaaru daal di génne ay rongoñ.
pour Serigne Moustapha Sy nag xel xalaatul ñuy tëj Khalifa Sall ci prison bu fekkente ne def nañu li ni mel ñoom ñaar la ñuy tëjandoo. buñ ko dee yóbbu kaso maag moom ñoo ànd. juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu convoqué ko beneen yoon ci dikk doyen des juges d'instruction Samba Sall jël décision ci guddi gi placé Khalifa Sall sous mandat de dépôt. dañ koo xalaat sanc ko wéeru ko ci mbirum politique. accusation yi procureur de la république nag teg ci ndoddu Khalifa Sall moo di luubal alalu askan wi ay association malfaiteur faux ak usage de faux. Khalifa Sall tëdd guddeem bu njëkk ca Rëbës moom ak i co-inculpés yi mu di tàmbali bataille judiciaire bu gudd ay ndaje yu bëri ñu amal ko nag ak juge d'instruction Khalifa Sall ak co-inculpés yi ab audition au fond ci wet gi nag avocat yu Khalifa Sall daal di déposer ay requêtes pour ñu bàyyi négandiku seeni client wante itam ñu annuler procédure bi weer yi di jàll ñuy gën a jege législative yu fanweeri fan ci weeru juillet mu di beneen tournant ci mbiru Khalifa Sall pour ministre mi yor wàllub yoon ba woon maître Sidiki Kaba tant que condamné wuñu définitivement maire bu Ndakaaru mën nañ jàpp ne ba léegi mu ngi amee droit civique ak politique am ñu investir ko nag tête de liste bu coalition Manko Taxawu Sénégal comme que mu ngi ca prison ay avocat am déposé ay demande ngir mu génn wante li ni mel antuwul mu fas yéene battre campagne ci prison gi mu nekk fanweeri fan ci weeru juillet Khalifa Sall ñu tabb ko mu doon député ay acteurs yu bëri nag di xaarandi ñu bàyyi ko ginnaaw bi nga xamante ni jàpp nañ ne am na immunité parlementaire wante dara Sidiki Kaba jàpp ne maire bi la ñu emprisonné wante du député bi. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté, retenez-le bien. ñii nga xamante ni ñoo sekk wàllum yoon nekk ci débat bi wante pour avocat yi ñoom fas yéene wu ñu bàyyi li ni mel jàll ay recours nag la ñu déposé ca cour suprême ca septembre cour suprême boobule sax daal di dàq recours bi nga xamante ni avocat yu maire bu Ndakaaru déposé woon nañ ko ngir fexe ba annuler procédure judiciaire bi mu di Assemblée nationale ginnaaw bi nga xamante ne Khalifa Sall commission ad hoc bi dégluwu ko comme ni ko bëggee règlement intérieur bu Assemblée nationale majorité bi daal di adopté yëkkati malaanu kirlaayu seen collègue bi nekk ci kaso. droit bu gën a ndaw respecté lu ñu ko loolu dafa ñaaw. juróomi fan ci weerub décembre avocat yi déposé ab demande ngir libération sous caution ñaari fan après ñu débouté leen juge d'instruction jël ordonnance de renvoi à un tribunal correctionnel mu mel ni kon Khalifa Sall dafay dem procédure bi bouclé guñ ko avocat yi di yuuxu ab scandale ñuy wax ne dañu violé ak yelleefu seeni client wante itam ñoom ñi le seen bopp dañ leen tooñ ci seen wàllu liggéey. dem na nag ba bañal ñu ñun la nga xam ni yoon moo ñu ko jox ci kaw loo xam ni ñoo ko bokk ñu loolu nag du loo xam ni mën nañ koo nangu mën nañ koo dégg. ordre des avocats ñu daal di koy saisir ci jamono jooju sax ñu daal di fixé procès Khalifa Sall fukki fan ak ñeent ci weerub décembre mu mel ni kon mun nañ jàpp benn ni marathon judiciaire mooy tàmbali. ci jegeñaale Khalifa Sall wax léegi ci lu soxal nag seen parti politique bi di parti socialiste Barthélémy Dias Bamba Fall ak ñi ñu àndal nag li ñu bëgg moo di jële fa Ousmane Tanor Dieng ñu ne nag xeex bi sumb nañu ko te dinañ ci dem ba mu jeex leneen li nga xamante ne ñu ngi koy waajal di njaayum carte de membre yi loolee ñu ne dinañ ci bokk dina am ca Kaolack la ñu koy dooree ñu ngi doon janook taskatu xibaar yi tey ji ci ngoon dañ ci ànd ak nettali Abib Faye. ñoom itam dàkk Ousmane Tanor Dieng ci parti socialiste la ñu bëgg ñii di xalifis yi door nañ aw xeex ngir rek delluwaat ca base ba foofee ca Kaolack ngir door jaayum carte yi. parti socialiste bi nga xam ni Tanor bëggul ñu tudd ko ñu dem ba Kaolack bi nga xam ni fa la lépp démarré ñun tamit ñu lancé fa un manifeste pour que parti socialiste mën a judduwaat te ci manifeste boobu ñoom pexe yi ñu amoon pour dàq ñu ci manifeste boobu ma ci conclave bu Kaolack dinañu laaj tous les participants ndax du ñun ci suñu bopp ñooy nag jël plan sax pour dàq Ousmane Tanor Dieng ak moom ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir PS te jaay ko. nee nañ duñu provoqué kenn waaye dinañ yóbbu yoon lii di bureau politique bi. ñun ñoo taxoon Tanor am fit parce que 2000 bi PS daanoo ñi teewoon flambeau bi Tanor ça tremblait bi ñu ñëwee la loxo bi commencé taxaw. congrès musul am te les textes sont clairs commission ad hoc munul jël place su congrès lu toll ni congrès moo tax ñu ne lu ñu def ñoom ça s'appelle du faux et usage de faux dinañ dem fu mbaxane doone benn juge wax foofu le droit parce que munoo tere nit ki ñëw fekke ci réunion ci benn bërëb bu nga xam ne ni yow moomoo ko nga ne da nga koy tere mu ñëw fekke ci réunion boobu
Barthélemy Diaz ak i ñoñom am nañ ay pexe yu ñu tëral ngir rek seen combat googee mën a ñoŋ fas yéene wu ñu nangu benn yoon Khalifa Ababacar Sall mi ñu aaye ko lii di présidentielle yi ñëw. lenn rek la ñu wax kii di Khalifa Sall du ñu nangu tey du ñu nangu ëllëg ñu galgal ko mu bañ a bokk ci élection présidentielle duñ ko nangu. Macky Sall ñëpp xam nañ dictature ce n'est même plus rampante c'est une dictature debout te loolu nag on va y faire face on a vu la mobilisation de ce matin. ñoom xalifiste yi taxaw tëmb lañu def ngir dàqulu Ousmane Tanor Dieng ci parti socialiste bi mu ne waaye tamit fépp la ñu taxaw wax ko ne objectifu état bu Sénégal lenn dong la moo di yàq carrière politique bu maire bu Ndakaaru bii. ñu wax ci leneen di wàllu càmm amal nañ ci tey ab conseil interministériel waxtaanee financement gi nga xamante ne ñu ci yëngu soxla nañu ko waaye itam secteur boobule liñ ci war a liggéey ak fi ñu bëgg mu àgg fii ci Sénégal loolee Seydou Gueye di secrétaire général bu gouvernement bi dikk na ci dañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté ci caméra bi Thierno Laurent Mendy. càmm dafa am solo ci Sénégal ndaxte boo jëlee nit ñi nekk ci dëkku kaw yi. mën nga wax ni ñaar ñoo gis ñuy yëngu kenn ki càmm gi la nekk boo ko yaatalee ci Sénégal war nga mën a jàpp ni téeméeri sénégalais yuy yëngu ci activité économique fanweer yi ñu ngi ci càmm gi te contribution bi it ci secteur primaire am na solo te contribution ci PIB wu Sénégal it am na solo donc tey waxtaan wi nekkoon nan la ñuy seet ba jéego yi nga xam ni 2012 ak ren càmm gi am na ko naka la ñuy defee ay pexe ba mën ko yokk ci anam yi nga xam ni lañ ciy diir mooy ñu ful ko ndaxte ñun ñëpp gis nañ ni diggante 2012 ak léegi fu mu nekkoon benn yokku na ba ñaar ndaxte ba ñuy tàmbali ci 2012 la nga xam ni moo doon budget bi mi ngi toll woon ci xayma ci juróom-ñeenti milliards ak genn wàll te ci loi de finance bi nga xam ni député yi voté nañ ko li ñu jagleel secteur boobu nekk na ci ñaar fukki milliards ak ñett ak 300 millions ñu ne kon nag waxtaan wi noonu lañ ko tënkee premier ministre nag joxe ay tegtal nee na waxtaan wi suñ ci bëggee gis pexe faw ñu bàyyi xel ci la ñuy wax financement bi waaye bàyyi xel it ci suuf si bàyyi xel ci fiscalité bi bàyyi xel it ci structure yi nga xam ne infrastructure yi ñu war a indi pour gën a kàttanal production bi. ca Kayar gis fa jën nag doon na lu jafe ni ñu ko xewoon ci bopp xibaar yi keesu yaboy gi dañu koy wecceekoo ci juróom-ñetti junni mu nekk nag ci mbir moo xamante ne metti na lool ci nappkat yi ndax ñoom gisatuñu seen bopp ci seen liggéey boobu ñu ne nag li leen gàllankoor di xeetu bombe ak gaz yi ñuy utiliser ci géej gi ngir rek wër gi nga xamante ne ñu ngi koy wër pétrole ak gaz foofulee dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Seylati. Kayar jamono yi gis fi jën lu jafe la ndéem nag port bi gën a mag loo xamante ni muy wàcc ci tonu jënde kenn xamul woon ni mu toll waaye nag nappkat yi fii nee nañ dañoo am njàqare ndaxte bi ñu déggee pétrole beeg gaz yi ba léegi am na ay borom xam-xam yoo xam ne ñu ngi ci biir géej gi di def ay sond mel na ni de loolee moom mooy dàq seen i jën. ku tudd pétrole fi mu toll ni Sénégal tudd Kayar mais dafa am impact bu rëy ba nga xamante ni am na ko ci dëkk bi mais am na ko tamit ci géej gi jën yi nga xamante ni ñoom ñoo doon migré ci di ñëw. jën yooyu duñ ay jën yoo xamante ni ay autochtone lañu ay allochtone lañu jënu noble lañu léegi nag am na yenn bombe yoo nga xamante ne moom lañ ko doon testé mais bombe yooyu ay 6000 la tudd bu dóoree ci exploration bi bu dóoree dafay dàq jën. lu jëm nag ci wàllu RSE entreprise bi nga xamante ne moom moo yor wàllu exploration bi nappkat yi nee nañ lu toll ci téeméeri million ak lu teg joxe nañ ko ci biir Kayar mu jëm ci wàllu mairie bi waaye de nee nañ ñoom gisuñu seen bopp ba léegi. donc ñun waa Kayar daal ñu ngi lancé état. président Macky Sall ak ñi nga xamante ne ñoo ko war parce que ñoom ñoo yilif réew mi nañuy xool baadoole yi d'abord. Cosmos Énergie ñoom ñoo defoon boobu ay patentes yoo xam ne dañ ko jox mu nekk 106 millions am na ci chiffres yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci sport lii jëm ci santé lii jëm ci éclairage public lii jëm ci assainissement. mais daal li ma bëgg a wax bu dee li jëm ci géej moo li ñoom gisaguñ seen bopp ci li jëm ci wàllu pétrole. boo demee ba heure bii nii keesu yabee di jar ay 30 000 francs 40 000 francs nga xam ne Kayar amatul jën. campagne pêche bi nga xamante ne ci weeru décembre bii la doon ubbi jën yi dañ daan bari lool ren jii de daanaka jën bareegul fii ci Kayar.
ci wàllu njàng meek njàngale mi wax ci professeur Ibrahima Thioub di recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom nag tabb nañ ko ci grade docteur honoris causa ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne def na ko ci département bu histoire fii ci université bi ay naataangoom daal di koy rafetlu mbir mi nag mi ngi xew ci université Sciences Po bu Paris ci teewaayu borom xam-xam yu bëri dañ ci ànd ak Ibrahima Camara. ndaje mi di jotaay bu rëy bu ay borom xam-xam yu mag nekk ci daara ju kawe ji ñu ràññee ci seen i naataango yi ci bay seen waa ren ji ñi seen xam-xam màccu ci wàllu taarix jébbal raaya bi ki di professeur Ibrahima Thioub directeur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu ràññeeku ci taarixu Afrique ñeel njaayum jàmm xelam dem ci école publique sénégalaise bi nga xam ni moo ko jox ngànnaay yi ko mën a gunge ba fii. noonu ñu yemale woon ba nga xam ne boo duggee ci biir classe bi doo xàmmee kan mooy doomu ministre kan mooy doomu député kan mooy doomu béykat kan mooy doomu nappkat wala doomu sàmmkat daf ñuy doon jox dalu xel goo nga xam ne gii li des rek mooy kan moo ëpp xel xëy na dindiwul lépp fajul lépp ndax am na ñoo xam ne bu ñu ñibbee woon seen kër fekk seen papa jàngalekat la mën na leen a sax mais ñun ñi nga xam ne bu ñu ñibbee duñ fekk suñ papa nekk jàngalekat wala suñ yaay nekk jàngalekat xëy na mën nañ ñoo raye foofu waaye li nguur gi indi woon li public bi indi woon li école publique indi mooy jox ñu lu muy néew a kas bari loo nga xam ne li buñ duggee classe duñ xàmmee kan mooy doomu diw ak kan mooy doomu diw. mbindam yu bari ci wàllu taarix njaayum jàmm mu tënk ko ci anam bu nopp mën a dégg xewu jamono sa réewum Libye dem ba dab tey jii xam-xam ba mu doon gëstu. njàng mooy tekki mbuumu jaam te loolu moom lañu suñu histoire moom lañ suñu cosaan may wone nañ ko ci tarixa yi nekk Sénégal muy Tijaan muy Murit muy Laayeen di Njaasaan ñëpp ñu ngi susu ci njàng te njàng moom dafa defar tëgg nit ku bees ci école bi nga xam ne bii ci lañ nekk it war nañ ko ne tëgg nit ku bees boobu ñëpp jàpp ci. mu gane ci àddina atum 1955 sa Malicounda professeur Thioub taxawal daara bi ñu duppee CARTE muy saytu lépp lu ñeel njaayum jàmm ci Afrique sa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. ngook Ibrahima Camara jaajëfal ko yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi fi lekk simili yu néew Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci français ñu ñaanal leen guddi jàmm.